MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ak seen équipe di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fekk ñu fii ci Médina Cheikh interrogé ñu ci benn titre boo xam ni d'après ni ngeen ko yëgee ñun noonu lañu ko gisee ce matin. Journal bi ñuy tuddee l'Observateur xëy suba def à la une ñaari nit ñoo xam ni nee na yonent la ñuy woote. foog naa ni kenn ki jigéen la keneen ki it foog naa ni góor la waaye li ci jaaxal ñëpp mooy dañu jël suñu portrait def ko ci digg bi ba pare bind ci le jeu entre guillemets dangereux des faux prophètes. ma defe ni nag suñu waxee wàllu presse surtout presse écrite nga xëy di génne publication yoo xam ni ñu bari ci Sénégal yi au niveau national dinañ ko lire, au niveau international dinañ ko lire. li ñuy njëkk jàngale ci école yi nga xam ni yëpp dañuy jàngale wàllu journalisme mooy nga fexe ba information bi ngay génne information bi nekk bu dëggu waaye nekk boo xam ni ci source ba nga ko jële mais surtout nekk boo xam ni bu ko nit liiree du am leneen lu mu ciy teg ndax def nga sa ay investigation yëpp ba xam li ngay bind lan la. yàlla dogal ñi nu am te ñu yoree sunu wàllu communication ci presse bi nga xam ni moom la ñu amee diggante Médina Cheikh TV ak Wala Duniyaati ak sunu attaché de presse bi nu vérifié journal bi ci boppam gis nañ ni ndekete fésal na rek suñu photo dendale ak ñaari photo yoo xam ni nee ñu ñooñu yonent la ñuy woote waaye ci biir article bi bindu ci dara loo xam ni ñun personnellement loolu incriminé nañu wala loolu wooteloo nañu yonent. léegi nag ma bëggoon wax ak opinion nationale bi ak internationale ci acharnement bi nga xam ni ñu ngi koy fésal depuis 2017 ci jëmm ji nga xam ni moom la ñuy wax Seydi Mouhamed El Cheikh. li may njëkk wax en premier nga xam ni journal l'Observateur ñoo ko moom ak ñi def publication bi mooy amul benn audio wala benn vidéo bu ñu mën a génn depuis bi ma commencé sama mission ba léegi boo xam ni dama ci mës a woote yonent boobu mooy li ma leen di njëkk wax en premier. beneen bi mooy dama leen di delloo si ñoom ñu bind loolu ni nañu jàng seen diine ba pare. jàng sa diine mooy nga xam ni ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn yonent boo xam ni dana mën a ñëw ca gannaaw. su ngeen dégloo waxtaan bi ma def il y a des années sur la descente du prophète Isa ibnu Maryam waxtaan bi mi ngi ci YouTube maa ngi ci wax ni am na juif yoo xam ni léeg-léeg pour dal jullit yi
dañ leen di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci gannaawam yonent dootul ñëw kon pourquoi yéen ngeen ni yonent yàlla Isa dafay dellu si waat ma leen di expliquer ci audio boobu ni leen yonent yàlla Isa ibnu Maryam déjà yonent bi moo njëkk bind ci texte la ñoo tuddee la descente du prophète Isa wàccam ak ni wàcc bi di demee ak Damas ba muy wàcc yëpp mi ngi ci texte yonent bi approuvé ko nga xam ni ñi ko jàng ci moom lañ ko jànge ma ni leen ñëwaatu Isa ibnu Maryam nekkul loo xam ni yonent bu bees buy ñëw la mais dañu ni interruption mission am la woon su ñëwaatee dafa ñëw pour soutenir Imam al Mahdi ci mission am julli ca gannaaw Imam al Mahdi jàppale ko ci moom yonent yàlla Isa àggale mission bi nga xam ni ci benn jamono yàlla moo ko arrêté woon élevé ko ci asamaan depuis lors boo jëlee science coranique jël hadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jël wax yi nga xam ni suufi yi wax nañ ko te ñun ñuy dund ci le soufisme amul kenn ci ñoom ku ci wax ni ginnaaw yonent bi yonent dana ñëwaat defe naa loolu jàngale naa ko mu nekk loo xam ni lu clair lu net lu précis la ñëpp ñuy dégg sama enseignement dégg ni jàngale naa loolu léegi nag ñun mission bi ñu yore depuis 1997 à l'âge de 14 ans ci la ñu ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif jox mission bi war a débuter 2022 war a jeex 2075 nekk mission bi nga xam ni mission axiru zaman la mission boobu Imam al Mahdi min ciy dégg parce que ñu bari xamuñu Imam al Mahdi ndax bari na ñu ko woote bari na ñu wuyoo tur boobu ba léegi ñu ngi koy woote Imam al Mahdi du yonent Imam al Mahdi du woote yonent Imam al Mahdi nitu yàlla la nitu yàlla comme ñeneen nitu yàlla yi ni ñu amee woon yàlla dénk ko mission universelle boo xam ni moom su ñëwee moom lay dox ci axiru zaman ba yenent yàlla Isa di wàcc di ko jàppale ci mission bi pour ñu combattre seen ennemi numéro 1 te muy Dajjal Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci tarixa Tijaan lay wax ni Imam al Mahdi ci tarixa Tijaan la bokk te muy lu dëgg muy lu sufi yi nangu muy loo xam ne lu ñu mën a vérifier la Seydil Hadji Malick dëggalaat ko ci sagesse am ni Imam al Mahdi ci tarixa Tijaan lay bokk gis nga yeneen Imam al Mahdi yi nga xam ni xëy na jot nañu jàll wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi koy woote ñoom ñu dàqental ka yonent loolu ñoom la concerné dama bëgg ñu xam ni tarixa Tijaan amul fenn fu ñu d'accordé ñoom wala fu ñu mësee wax ci texte wala fu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mësee wax ni yonent dana ñëwaat ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku defe naa ni jullit boo xam ni yow gëm nga ni ginnaaw yonent bi yonent dana ñëwaat peut-être xamoo sa diinal islam peut-être jànguloo alquran wala peut-être xamuloo science islamique loolu science islamique daf ko dàq defe naa ni man nag su ma taxawee incarné nan la ñuy fexee ba li islam santaane ñu di ci taxaw la muy tere ñu di ko moyetu su ma taxawee incarné nan la ñuy fexee ba gëdd gi nga xam ni tarixa tijaniya moom la mës di am muy ñu nekk ci malaanu wasifa yi nekk ci malaanu xadara yi di def sunu laazim maanu defe naa ni su ma incarné loolu danaa tal leneen lu dul taxaw waxuma la loo xam ni man déjà gëwma ko ma naan dañuy woote yonent kon ki bind article boobu xëy na bëggoon na bind ci ñaari nit ñoo xam ni nit ñooñu xaw ma fu ñu jóge am na sax ñu wax ni peut-être nit ñooñu ñoom ñoo leen a defar financer leen mais duñu seen objectif mooy jéem a xool nan la ñuy jéem a ternir l'image de Seydi Mohamed El Cheikh nan lañ koy jéem a attaquer waaye nan lañ koy jéem a caricaturer yooyu yëpp su amee nag dina jaaxal un citoyen lambda bu toog moom dina ko jaaxal dina poser question ci lan la ñuy attaquer ci Seydi Mohamed El Cheikh parce que Seydi Mohamed El Cheikh bi mu débuté ba fii mu toll tey mësuñu dégg mu wax lu génn alquran wala lu génn diinal islam wala lu génn tarixa tijaan jeunesse bi ànd ak moom ak ñëpp ñu bootu seen gannaaw ci ay organisation soo ñëwee ci tournée nationale yi vidéo bu ñu def diffusé nañ ko en direct ci internet
wax yi benn génnu ci yàlla benn génnu ci yonent bi benn génnu ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane li ñuy defit mooy li tarixa Tidiane santaane foo ñu fekk ñi ngi ci malaan yi ñi ngi jàng alquran ñi ngi ci suñu mission kon nit ki dana demander mais lan moo leen war a déranger ci Seydi Mouhamed El Cheikh ba ay organisation yu bare di fay uniquement pour ñu dénigrer ko wala ñu dugal ko ci presse bi wala ñu génn photom dugal ko ca ña nga xam ni ñoom nee ñu yonent la ñuy woote ma ni loolu peut-être am naa ci benn réponse bi mooy Seydi Mouhamed El Cheikh jeunesse bi dañu ko jox bopp dañoo ànd ak moom jeunesse bi dañoo bàyyi yi ñu duggoon te mu doon ay caaxaan wëlbatiku jëm ci yàlla jëm ci yonent bi jëm ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane te jeunesse boobu ñi leen soxla dafa bare commençant par loge yi leen soxla organisation yi nga xam ni dañuy xool luy gàkkal islam ak lu koy yàq ñooñu ñëpp dañu soxla jeunesse bi ndax jeunesse bi mooy seen pilier bi nga xam ni ci la ñuy mën a reposer wu pour jàllale seen message léegi nag ñooñu dana leen jaral lu nekk pour ñu jéem a dénigrer Seydi Mouhamed El Cheikh dana leen jaral lu nekk pour ñu jéem ko wax lu safaano waaye pour ñu jéem ko caricaturer ñun nag comme ni ma koy waxee duñ fi toog di répondre kenn waaye dañu jàppoon ni journal L'Observateur ak ni ñu gisee liggéey bu rëy bi ñu doon def yépp ca seen début ba fii ñu toll foogoon nañu ni am nañu responsabilité bu tolloo ak ay journalistes yoo xam ni ñoom seen bopp am nañu fulla gu tolloo ak responsabilité bu tolloo article bu ji bind danañ ko saytu ba mu leer leen naññ ñi soog koy bind waaye foogoon nañ duñu bind benn article uniquement parce que rek dañu bëgg jaay seen journal wala dañu bëgg nit ñi gis photo bi xamuñu na mu demee ñu jënd journal bi pour xool ko loolu moo tax ñu dellu si waat ni leen ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci ginnaaw yu mel noonu que ça soit ñuy fay ay nit pour ñuy attaquer Seydi Mouhamed El Cheikh wala ñuy mobiliser ay nit pour attaquer Seydi Mouhamed El Cheikh pour dénigrer ko pour caricaturer ko mieux vaut ñu noppal li tax ma wax ñu noppalu mooy mission bi yàgg naa ko di wax man joxuma ko sama bopp man dama ñëw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif def ci man lumière bi mu def ci man jël mission universelle bu aaxiru zaman teg ka sama loxo jox ma xam-xam bu leer naññi bu may jàngale waxtaan yépp mi ngi ci internet ku bëgg vérifier mën ko vérifier jox ma nit ñoo xam ni dama ànd ak ñoom ñuy yeesalaat malaanu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani di dundal tariqa bi di dundal islam mu wax ma ni mission boobu 2022 lay débuté te bu débuté adduna yëpp danañ ca teg seen bët mission baa nga jëm ba 2075 kon amul leneen loo xam ni war nañ ko mën a ñun di ko jàngat mu nekk loo xam ni lu dul dëppoog diine la wala lu dul dëppoog tariqa bi la te ñëpp teg nañ ci seen bët kon nag ñiy sonn pour jéem a fay mission bi wala di wut ay nit di leen former di leen woteloo ay yonent yaakaar ni loolu dana ma mën a contrecarrer nax nañu seen bopp nit ñooñu duñu man duma ñoom ñoo wote yonent ñoom la engagé képp kuy jullit gëm ni yonent dana amaat ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est parce que jàngoo sa diine jàngoo alxuraan xamoo réalité ginnaaw yonent bi yonent mënul ñëw kon nag ñooñu ñuy formé di leen wutal ay place ak di leen placé ci médias yi suñu paree pour laawaale ma ci wala jël sama portrait dugal ci nax nañu seen bopp loolu daaneelul mission bi loolu arrêté wu ma te ñun foo ñu fekk ñi ngi sur le terrain di dox suñu mission ni ñu ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif santé loolu message bu leer naññ la boo xam ni lenn doo nga taxoon ma yëkkati ko mooy pour indi éclaircissement ci journal bi L'Observateur photo boobu nga xam ni moom la ñu jël dendale ak ñaar ñooñu nga xam ni ñoom seen bopp pour man sax defe naa ni waroon nañ tal leneen lu dul jël kuy woote yonent naan ñi ngi lay def ci journal parce que kuy woote yonent ku la gëm bañ lay def ci journal c'est parce que kooku dafa jàngul diineem ñun mission bi la ñuy doxal leer na nañ ñi ñëpp doxaluñ ko naan yonent lañ mission aaxiru zaman la ñuy yore mission universelle boo xam ni Sénégal ba Makka ba monde bi yëpp dinañ ci teg seen bët te ñëpp danañ ko dund ci xàqul yaqin man nag duma koo xam ni dañ may arrêté wala koo xam ni dañ may empêché may dox sama mission wala damay koo xam ni xëy na bu ñu waxee ci man dana ma indil pression wala dara ba ñu yàggee di wax ci man boobu 14 ans laa am boobu ba léegi maa ngi doxal sama mission ànd ak rigueur ak discipline ànd ak ñi nga xam ne ànd ak nañu ñun ñëpp ci grande offensive spirituelle bi
te gis nañ ne li ñuy doxal mooy yàlla yonent bi Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani. kon nag leçon bi may jox journaliste yi mooy su ngeen di bindati wala ngeen di jël photo di def au moins le minimum mooy dem leen ba ci source bi ngeen vérifier su fekkente ni amu leen benn preuve bu ngeen mën a génne ngir yàlla ngeen jaay seen journal te xam ni réew mi réewum jàmm la te xam ni réew mi ñëpp ay mbokk lañu te xam ni réew mi li fi xëj mooy jàmm ju mag ñi yàgg di ñaan ci réew mi. de ma part personnelle nag cellule de communication yi ñu am yëpp mënoon nañu ci ñoom répondre te def nañ ko wax nañoo ñan ca war a waxal waaye man personnellement il faut ma attirer attention wu ñëpp ni leen ñiy woote yonent nañu xam ni yonent kenn mënu ko woote ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ñuy jëlati portrait ñooñu di ko dugal ñoom la engagé man engagé wu ma bu ñu jëlati aussi sama portrait di ko dugal ci diggante yooyu di ci wax loo xam ni boo liiree article ba bokkul ak li ñu def ci portrait bi kon loolu moo taxoon tey ma ni dinaa defaat éclaircissement wax ni na nit ñi gëm yàlla nañu nangu dogalub yàlla nañu sopp yonent bi waaye nañu gëm Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif mission bi ma yor ni virgule ni point kenn mënu ko ca dindi te na ma ko borom santé muy 2022 2075 noonu laa koy doxale de 2022 à 2075 bés bu xëy fuul yi di gën a adhéré parce que nit ñi adhéré seen intérêt la ñu gis ci mission bi daf leen yokk ci wàllu yàlla ñu gën ko sopp mu yokku leen ci wàllu yonent bi ñu gën ko sopp mu yokku leen ci seen tarixa tijaan di tarixa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ma ànd ak ñoom ci malaanu wadifa yi zikru salatul fatiha nasiril haq bil haq di riir tal atel haq bil haq di riir ba l'an 2075 ci barke Cheikh Tidiane Chérif assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. MCTV, le canal de l'information utile et le support de la vérité par la vérité.